ca wax lay ciblé fas yéene ci sensibilisé ndax waa Sénégal laa bëgg ñu civilisé murid laa duma may sama doom ak tijaan laa duma may sama doom ak murid te am sañ-sañu may ko tubaab bu bàyyeekoo dugal sa yoon ci li mu jaam ku toog dugg sa ceeb nii sa morom bi nga bokkal diine yoonam nii nga koy miine ay wax ci bon doom nga koy riime depuis boobu ba léegi on rime dinañu mës a jël ila waay la Sénégal soo fi déggee guerre civile du doon entre séeréer joolaa wala wala pël mais ci mbirum tarixa yi lay jógee ndax yenn taalibe yi dañoo ëppal nag sa bëgg sëriñ njël bëgg sa sëriñ ci làmb ji ñu daan la jël ay taalibe yu fanatique ay taalibe yu sadique suufeel sa sëriñ morom jël sa bos teg place suñu borom def diine ci bataay gëm ay détail mel ni ay bétail jël ay affaire yu bett ay sama kër sëriñ or lañ ko orné suñu xabru sëriñ or lañ ko borné taalibe yu siis ñun ñoo fi dàq noos ñoo leen gën a mën a sañse diine ji am puukare am nañ taalibe puune am nañ taalibe japonais am nañ sax ay taalibe tubaab ay taalibe yoo xam ne ñu wéyee mooy ndigal kon sëriñ bi yaa leen war a digal sinon alaxira sa taalibe bu duggee yaa ko jigal en tout cas yenn taalibe li ñu nekkee sëriñ see leen ci baax su ñuy nekkee ci toog di duuna ñeneen ngi tub jàmba ñeneen bàyyee di ko ni ay mala ñeneen di ñoo di maqaama yow sëriñ bi da nga di tànneef ci sa biir yi moroom ngir nga teggi leen jam-jam ngir ñu mën a am jàmm fii ak bañ jam kon mbir mi du ñoo di ay sërëm ndax xam nga rek nit ak gërëm ak sërëm yóbbee ko sax mu may la gërëm ana sëriñ ak wutab gërëm bay taamu ay taalibe yu riche ngir di sol rek ay basin riche baay defal rek ne yàlla tax ana sëriñ ak wut ak daara ja ba sax taalibe bu toogaale wul doo ko considéré ca daara ja baay xanaa du yoonu yàlla tax ana sëriñ ak bëgg ko ne akasa bay taxaw di méngale boppam ak yàlla taalibe yi gërëm ko bàddi looloog loolu ci asaka baay mbir mi du ngistal say taalibe da nga leen a war a xiirtal ci yàlla dafa ko nga yokk mbooloo mi ci sa tarixa ana luy njëriñu daayira su fekkante ni taalibe yi munuñ cee tàggatee seen xel ci l'islam xanaa yow sëriñ bi nga ciy profité di ci tàgg say maam ñoom liñ ci bàyyi woon ci xeeti mbaax xoolal tey niñ ko seeyalee di leen baax kooka bay na woo lii nga leen di teewalee jàpp seen yoon yi ñu rëdd di ko jóoranteeg a feewalee xoolal ni nga leen sewalee gàcce ngaa laama ñoom xoolal ni ñu siiwalee lii di islam ci anam bu ni sellee waaye yow nga dëkk di ko dundee te bañ koo dundal daal di koy aakimoo def ko nguur gu ñuy doon noo ko donnee ku ci ne ci ñoom tey woteel sa ngir moo la jaral seetaan islam bi muy subraas amul benn xeetal dëru diine koo ci laal tey ay di pour sarax maanaam li ma bëgg a wax islam bi tey daf may jox image yu benn garab ngay gox ci reen yeeg per bi coow daal du dir waaye tey ku laal xob yeeg cari coow lu rëy daal di dir islam bi daal mooy kumba amul ndey tari xëy di kumba am ndey may laajte ci ñoom ñaar ban moo ci yéey ci ndey salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nii ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp di màggal ñëpp ndamoo ñëpp di tëru ñëpp man la Mollah Morgun waaye ñu ci benn waxtaan bu gaaw bu gàtt wax sama xalaat ci tolluwaayu réew mi ak ci li nga xam ne moo dal suñu mbokk rappeur boobu di artiste di Julio Lapsoli bu may résumé nu mu gën a gaawee maa leen tegal son bi ñun ñoo ko defoon maanaam waa kër gi ñun ñoo ko defoon n'est-ce pas son bi ñi ngi wax ci tarixa yi ñi ngi wax ci waxuñu ossature tarixa mais ci ñi nga xam ne dañoo ñëw ne dañoo abonné wu ci tarixa tel ak tel te seen comportement méngoowul ak lu tarixa bi bindoo ak seen comportement méngoowul ak li borom tarixa bi ki créé tarixa bi li ko tax a jóg maanaam sénégalais bi ci boppam moom mi nga xam ne dafa adhéré ci ab yoon
te jëfeewul la yoon wa santaane te doxeewul ci la yoon ba bëgg te du jeex ci ñun ñii kum neex ne murit nga laayeen nga tijaan nga loolu lépp ci tur la rek ak waat mais boo xool ci comportement yi nga xool ku naan la murit la ni muy doxee ak ni Serigne Touba mi sañ ci mouridisme bokk diamétralement opposé Serigne Touba musul naan sàngara murit wi naan sàngara Serigne Touba musul njaaloo ay murit buy njaaloo Serigne Touba musul fen ay murit di fen tijaan pareil laayeen pareil ñeseen pareil donc la borom tarixa ba sanc ak lu ko taxoon a jóg junni nit ak juróom-ñaar ña nga cay topp te doxuñu ca léegi ñun en tant que kër gi ñu gis loolu génn benn way bi vidéo lañ ko defoon maa ngi ci biir vidéo bi traqué musuñu ñu traqué police musuñu jàpp lii moo gën a ñun ñoo gën a engagé 50 000 fois Julio l'absolu bu ñuy woy lii def na presque 15 ans mais sound bi tarixa lay wax sound bi ma leen tegal mais tarixa lay wax islam daal mooy kumba amul ndey tarixa mooy kumba am ndey may laaj ci ñoom ñaar kan moo ci gën a yey ci ndey boo nee islam kenn du la jàpp kenn du la def dara boo fi tuddee tarixa léegi ñëpp ñëw saaga say maam donc islam mooy kumba amul ndey tarixa mooy kumba am ndey ñu laaj ci ñoom ñaar kan moo ci gën a yey ci ndey kan moo ci war a gën a am ndey ñoom ñaar mooy dernière question buñ posé mais wax na ne lii raam ñun buñ ko wax il y a 15 ans de ça tuddee ko lii raam waaw sound bi ma leen tegal waaw islam baa ngi jooy sound bu ma leen tegal mais ak lu Julio l'absolu wax lan moo ci garaaw mais ma dama déglu affaire bi ma ne mais dig ah non sincèrement institution boobu nu ñu ko ñàkkalee fayda man dig jamono ju njëkk ji boo déggoon dig da ngay daw respecté ko dig mais léegi dig dañ ko ñàkkal fayda il représente absolument rien bu muus buy xeex sax ñu ne dig demal ay muus buy dàq janax sax ñu ne waa dig demal jàpp ji c'est que dañoo mujjee ñàkk fayda quoi ñàkk fayda lañ def booy police day institution la dafa war a am gëdd police dafa war a am respect police dafa war a sàkku respect faites-vous respecter mais ku nguur gu ñëw jàpp leen manipuler daf leen ni golo vous représentez absolument rien léegi dugg dig ak génn dig ak naan ci ndox lañ yemale te lépp lu leen ko def la mooy nguur yi ñëw jàpp leen bu Abdou Diouf ñëwee ngeen nekk ak Abdou Diouf bu Abdoulaye Wade ñëwee ngeen bu Abdou Diouf ñëwee ñu def seen dig nekk vert blanc Abdoulaye Wade ñëw mu nekk bleu blanc Macky Sall ñëw mu marron beige c'est-à-dire bu keneen ñëwoon tam ngeen toppaat couleur mais xoolal gis nga sa waay police moo fi jiitu nguur police institution la bu dëgër boo xam ne moo fi jiitu nguur gu ñëw da leen fii fekk buy dem da leen fii bàyyi waru leen am benn droit ñu leen di manipuler di leen defloo di n'importe quoi mais qu'est-ce que Julio l'absolu a fait foo fekk dig day taxawaalu ci kër yi dig mi ngi buntu kër lu mu tuddati Guy Marius Sagna suba ñu ne dig mi ngi buntu këru Karim Xurum Xaq dig mi ngi buntu këru Clédor Sène dig mi ngi buntu mais dig kañ ngay nekk yow buntu këru Mamour Diallo yow dig kañ la lay dégg buntu këru Mamour Diallo yow dig kañ la lay dégg buntu këru Aliou Sall yow dig yow bu dee nit dëgg ngeen da ngeen dëggu rek yéen police bu dëggu ngeen bu loyal yéen kañ la leen gis buntu kër lu mu tuddati l'imbécile la Mansour Faye kañ mooy mujj ngeen ñàkk fayda quoi ñàkk ngeen fayda trop yéen amu leen ful la quoi on manipule les commissaires de la division des investigations criminelles comme ay poupées qu'est-ce que le boy a fait boy bi ñëw teg teesam anti-teesam mais boy bi lu mu fi teg moom mooy li murid yi di jëwee tijaan yi sound la def œuvre d'art la wax ni murid yenn murid yi nii la ñuy jëwee tijaan yi
ñoom pour ñoom lu ñu nekk moom mooy dëgg mooy ajjana bu nekk murit ajjana nga jëm ku nekkul murit safara nga mais loolu dëgg la mais ñun on jugeait comme ça man yàlla moo ma génn ci yooyu mais man je jugeais comme ça les choses billahi wallahi wa taalaahi lu xuloo l'absolu wax il y a 15 ans derrière mais je jugeais comme ça je pensais que ku dul murit safara nga jëm parce que loolu lañ defoon sama bopp je pensais que ku gëmul Serigne Touba te gëm bi yëpp moom mooy day ko wax quoi maanaam ay Serigne Touba laa gëm day ko wax rek ku gëmul ne ku dul wax ni man Serigne Touba moom moo fi nekk ku dul Serigne Touba te ku ko di nga dem safara xoolal di jël Serigne Touba daf ko yàlla point mais noonu laa yoroon jugement yooyu laa yoroon 15 ans derrière 20 ans derrière mais noonu la ñeneen ñi tiijaan yi aussi am même chose ay tiijaan yu mel noonu toog ku dul tiijaan ku xamul kii ku munul wasifa ku munul laazim ku munul lii safara nga jëm xoolal ku gëmul kii safara nga jëm ku gëmul kii ñoom ñu doon ay yàlla mais Julio Lapsuli loolu la wax c'est un écrivain bu bind ne yenn murid nii la ñuy juger tiijaan yi bind ne yenn tiijaan yi nii la ñuy juger murid yi wala xaadiri wala laay ne leen nag yoon yëpp fa yàlla la jëm ñun ñoo bokk laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulillah loolu la leen wax ne leen mais ñun ñoo bokk loolu den dara jaru fii ay kii moo gën kii gën ku gën yàllaa ko xam kii dugg ajana yàlla moo ko xam kuy dugg safara yàlla moo ko xam kenn ci yéen xamu ko ku wax da ngay duul da ngay kàcc kenn ci yéen mënu taxaw ne kii mooy dugg ajana kii mooy dugg safara ku ko wax da ngay kàcc maa ko wax kenn ci yéen xamu ko soit da ngay rafet njort wala nga ñaaw njort mais ku ci ne ñu fi seen baay dee amuñu fuñ xamul fu mu ne ñu fi seen yaay dee xamuñu fu mu ne ñu fi seen i mbokk dee xamuñu fu ñu ne kenn amul fitu taxaw ne am naa yàqin ni kii mi ngi fi donc Julio Lapsuli n'a fait que génn jugement de certains je dis bien certains mourides envers yeneen tarixa yi certains tijaan envers yeneen tarixa yi ba pare ne leen nag ñun ñoo bokk ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulillah sallallahu alayhi wa sallam donc ñun nañ booloo li maam yi tabaxoon li fi maam yi bàyyi woon c'était pas pour diviser mais c'était pour boole mais loolu la def ci sound bi bu ma ko dégloo mais ñu ne dig ñëw na buntu këram démb jël xaar nañ ko foofu ñëw nañu jël mais ma ne dig nag mujj nañ ñàkk fayda quoi dig ñàkk nañ njëriñ trop gayen mais xaar leen ma ñu déglu ko non mais gars yi ñàkk nañ fayda non Sénégal moom non dëkk buy dellu ginnaaw ne taat ci lépp quoi man duñu rus quoi dëkk buy dellu ginnaaw ne taat chaque jour boo dégloo dara rek sa xol bi di shine quoi mais kañ la mais dëkk boobu duñ ko taal wala mu tàkk wala ñu toj ko mu dem suñu yoon quoi ñu diviser nit yi ku nekk ñu jël la am fu ñu la yóbbu dëkk bu war lu exister la quoi man je sais pas comment mais c'est triste quoi xaaral ma tegal leen ko wax leen dig ñu bàyyi doomu jàmbur bi mu dem yoonam waaye bu ñu amee ku ñu topp ñu dem topp ji Mamour Diallo ñu dem buntu kër Mamour Diallo xaar fa Mamour Diallo bu dee waa dig yéen laay waxal laa wax bu dee am ngeen fulla am ngeen fayda te da ngeen di dox dëgg dama ne ngeen dem jàpp ji Mamour Diallo dem leen xaar ko buntu këram ay milliards toje dem leen jàpp ji Aliou Sall buntu këram dem leen xaar ko fa ay milliards toje dem leen jàpp ji Mansour Faye ay milliards toje et cetera dem leen jàpp ji Macky Sall ñaax ngeen fayda quoi yéen xanaa amu leen liggéey yow suba bu guddi togg yi jàpp dox buntu kër Guy Marius Sagna di ko fa xaar jàpp naa Guy Marius Sagna jàpp naa Clédor Sène suba nga ne jàpp naa Karim Xurum Xax jàpp naa lan lañ yoreel Sénégalais lan lañ yoreel Sénégalais non mais c'est triste quoi so moom réew moom gàcce la sax nit dafa juddoo quoi billaay gàcce dëgg mooy juddoo Sénégal quoi ak Sénégal non mais c'est triste kon Sénégal sax mujj na doon gàcce quoi ku la ñëw gën la nekk xaj nguur gu la ñëw dàq la sàcc dàq la njub la jël police bi def leen ay cochon jël di leen manipuler yéen a fi njëkk Macky Sall bi ngeen di nekk ci nguur gi Macky Sall nekku fi Macky Sall mooy ñëw di leen manipuler yéen déglu leen
point ku dul moom réer na ci yoonu diine bamba fépp bamba partout mam bamba everywhere ba Sénégal nekkee ci lëndëm mam yaa fi andi leer tarixa bu dul tarixa murit yaa ngi rot ci ngelaw mam bamba moo raw ba muy liggéey ñëpp a ngi nelaw amul si amul ay dara mim réew bamba ko moom amul tiijaan réew mi bamba mooy kii ko moom ak sa déglu leen ma tiijaan yi moo wax ak yéen da ngeen prayer yoonu murit moo fi ne pour gindi leen yoro ba ca Ndar seen sëriñ moo jiitu ci ñi fa signé su desoon seen sëriñ rek tubaab bi barke rasulullah li muy wax yëpp man 15 ans derrière lii laa doon wax billaahi wallaahi amul lu muy wax loo xam ne man Mollah Morgun doon ma xalaatee nii muy waxee ni nii laa doon xalaatee nii laa doon dingate mais ay tijaan ay secte lañ ay bureau ba ca Ndar ñoo newoon numéro 7 ay ñoom lekk nañ xaj ba mais loolu la gars yi di wax fii nañ wax dëgg bu jotee dañ koy wax lii la yenn murid di juger tijaan yi je faisais partie de ces gens là qui pensent comme ça négativement parce que ay nit yi ñu di la dugal ci biir xam nga rek loo ñëw te gëstuwoo ko boo gëstoo na la yàlla di dindil yenn kiraay yi moo tax man yenn yi doxatuma ci de man yàlla moomu sauvé dindil ma yenn kiraayu conneries yenn affaire yenn gis-gis yoo xam ne ay vrai gis-gisu jàll la mais déglu ay siisukat yéen ñun rek ngeen bëgg di envier li mu bind ci yoonal def na ko Xaadimu Rasuul taxaw julli ci kaw géej bu doon keneen dina suux ubbi kaamit génde biskit ak jox gaynde bi mu suul ki ngeen yaakaar yomal xiyam Bamba moo koy ramu li ngeen di def soriwul jàmmu xëram lan mooy wasifa ñàkk kilifa yàq diine bi yokku fitna mbokk déglu ma réeru leen mais da ngeen a gumba murit moo fi gën war ngeen sant nag borom Tuuba réer bi njëkk mooy bi ngeen tuddee seen tarixa Tijaan ki ngeen di topp ab naar la ngeen bëgg a nekk ay jaam jëmewu leen benn yoon ci yoonu yàlla suñ borom sukkul leen jébbalu te xam ne Bamba du morom dafa dugg ci benn xelu fanatique moom écrivain la mu dugg ci benn xelu fanatique gu murit bu xamul fu muy taxaw di am ay jugement yu muy jox beneen tarixa donc kii du xuloo l'absolu mais dafa dugg c'est un acteur bu dugg ci nit un espèce mariirandoo quoi je dirais même pas murit un mariirandoo ni muy xalaatee ak li muy wax mu dugg ci kooru mariirandoo boobu noonu mërit boobu noonu wax ma lu murit mais mërit waxee li muy wax léegi lii après mu jël nag foo tijaan ak moom jugement yu mu am ci yeneen tarixa yi seen xol yi xam ne lu dul yàlla lañ fa ji benn tarixa mu existé muy tarixa tijaan ku jéem a dingat dafa fekk yaa ngi dund ci safaan moomel leen wax ci ñun ñu moomel liggéeyal Allah bu dul woon ak Maodo réew mi dee ci musiba ak balaa suñu diine suñu tarixa ak suñu kurus mu jum jamono dina bëri ay kilifa yu rus ku wax lu pon sama tarixa ay peera lay duma murit mooy tuma bu fi jéem a andi sax fitna xamul loosu na bëgg ma teg baaraamu tuma rakk danduma noppi leen ba mel ni ñu muma bindu Seydi Hadji Malick moom ci kaw bibliothèque bi li seen sëriñ yi di bàkkoo la ñuy jënd parterre xutbul samaan yëpp xam nañ tamoo ne ci tête bi Cheikh du morom taalibe Cheikh j'en suis fier kumar na dem di ci murit rek ngay gis ku naan sëriñam man yaama moom ci murit rek ngay gis ku naan man duma julli duma woor murit rek ngay gis ñuy mbubboo sëriñ si di yalwaan su fi Maodo nekkul woon ñun fu ñu jëm ndeysaan yeneen ci naaj bi te diine bi ma Maodo fi ker topp yonent bi depuis ba mu nekkee leer moom moo sañ a samp jàkka ci Ndakaaru muy clair zawiya ci xolu Dakar ku koy def di teer fu mbalaanu wasifa lalu yonent bi day teew Maodo amul benn sëriñ bu mu fi bokkal géew su àdduna bi waree tukki benn drapeau mooy flotté muy tarixa tijaan waaw ok léegi moo ne ni foo tijaan bi jugement yu ma am ci yeneen tarixa yi ak nu mu gisee yeneen yi ba léegi Xulio Lapsul en tant que artiste mooy dugg ci jëmm foo tijaan bi ni muy jugé yeneen tarixa yi muy murit ak muy laayeen muy xaadar après nag mu résumé mbir yi wax leen ne lii nag ak lii moom moo am xoolal léegi ngeen wax ma fii lan moo fi garaaw quoi ba dig dem këram naan da ngay jàpp di yóbbu quoi
comme dëkkum ñàkk fayda la mu résumé lépp nag déglu leen Yo gaa yoo mënul ñàkk mim réew diisoo déggoo warul reer ci mim réew xëccoo tongoo warul feeñ ci bii géew bennoo booloo war na am ci bii géew dafa rafet gis wasi fa biir masaalikul jinaan amul jàkk murit ak tijaan lépp di islam nañu dàkk tur yeeg jëmm yi te jaamu ji allah xippi leen bàyyi gëmm bi moytu ay safaan suñu xëccoo lu ñu bokk du doon njëriñu kenn te suñu moytuwul duñu ci jëriñoo dinañ ko yàgg premier màggal sëñ Sidi Moxtaar sëñ Mansour la ko tuddee Maam Abdou Dabaax jiite na ca jumaaw Tuuba sàggante warul am ci tarixa nañ xamal ndaw ñi ku nekk yar say taalibe jàngale waxu mag yi munuñ mujjee ñëw bëgg a yàq jàmm ji fi am ndawi war nañu taal te dem sàkku ji xam-xam ku wax lu bon sa tarixa nga saago ko fu ñaw te xamoo tus sa tarixa lii wallahi dafa ñaaw ku ci nekk bëgg a nekk sa sëriñ Tuuba bopp ku nekk bëgg nga nekk sa Maam Maodo bopp topp instinct saagante bi bara tënk suñ bopp fàtte yoonu yàlla bi nara sànk suñ bopp yenn sëriñ yi di jàngal taalibe yi seen bopp defatuñu ngir yàlla ñoo ngi defal seen bopp dundal seen biir moo leen gënal dundale ok léegi déglu ngeen lii lan moo fi garaaw te lii il y a 1 an woy bi il y a 1 an ki album la génne album bi jaar na BSDA jaar na Sodav déglu nañ ko validé nañ ko génn na fay na ay hologramme am génn na et après léegi non mais dig mu ñàkk fayda quoi mais sénégalais mais wax leen dig sañ bàyyi seen ñàkk fayda ñu génne doomu jàmbur mu dem yoonam quoi ne leen ko mu bàyyi doomu jàmbur yi ñu dox seen soxla quoi bu dee ñoom amuñu lu ñuy liggéey ñu toog foofu di lekk ay caaf di lekk ay bañee dugub ak di taxawaalu foofu ak kalangaatu ñoom ñu def loolu bu dee amuñu liggéey quoi bu dee ñoom gisuñu ni ñoom dañoo war a dem xaari ñoom Mamour Diallo seen buntu kër yi dem xaari ji ñoom Aliou Sall seen buntu kër yi dem xaari ji ñoom Mansour Faye seen buntu kër et cetera ne leen ñu dem wuti leneen quoi ki lan la fi wax ba yenn murid yi nii la ñuy gisee yenn tijaan yi nii la ñuy gisee mais c'est pas normal nañ booloo nañ nekk benn ndax islam bi benn la nangama naam nañ bàyyi xuloo bi nañ bàyyi ngiroo xiiroo ak ŋaayoo ñu ne digga démb dig dem këram jàpp ko jël yóbbu fas yéene ko defeere dugal rëbës mais yéen ngeen ne lii réew la quoi au moment où xoolal booy kër yaa ngi inondé ba nit yaa ngi lax ci seen biir kër yi quoi donc nguur gi moo yëpp sénégalais yi gis nga nag dañ ne jaaykatu Dakar bu amul fulla ma ñam jeexal ko jaaykatu Dakar bu amul fulla ma ñam jeexal ko quoi sénégalais comme jaaykatu Dakar amul fulla au moment où bu ñuy jàpp booy bii ñoom plan Orsegu daaw ay milliards ba léegi ñëw defuñu audit ci plan Orsegu daaw ren ñi ngi waxaat ci plan Orseg ay milliards yu nar a sàcc léegi dig yee mu dem moom ñëw ne leen yéen déedéet daaw génn ngeen fi ay milliards ne plan Orseg n'est-ce pas daawaati jég génn ngeen fi ay milliards plan Orseg plan Jaxaay kan moo ko musul dégg ay milliards yoo xam ne du am benn audit ren ñu bëgg ñëwaat bëgg ñu gëmloo ni Macky Sall déclenché waat na plan Orseg léegi ana plan Orseg daaw ana milliards yi fu mu dugg il yooyu dig dem na leen déedéet doo leen fi déclenché beneen plan Orseg te waxu leen defu leen auditu plan Orsegu daaw déedéet dig moom ay melantaan lay jàppi ay sànqalañ ay xolal ay sere non réew moomu booy du réew quoi sama gars yi génn leen foofu daw leen génn leen foofu loolu du réew loolu du dëkk ngeen bàyyi leen foofu ngir yàlla loolu du dëkk quoi xaw ma nan la nit mun a yeewoo foofu sax man c'est catastrophique quoi chaque jour ay inégalité chaque jour ay injustice jaayum doole mais kii lan la fi wax dig dañoo mujjee ñàkk fayda quoi amuñu kuñ jàpp bandi yi lañ fi bàyyi dem jàpp ay boo yoo xam mais kii ba léegi ñu ngi seen loxo ñu ngi ko téye quoi ki lan la fi wax ñoom daal buñ jàppul benn activiste dem amuñu lu ñuy liggéey waxoon naa la ko la police sénégalaise amuñu lu ñuy liggéey traqué wuñu ay bandi agression baa ngi fees dell Sénégal sàcc yaa ngi fees dell Sénégal bandi de grand chemin yaa ngi Sénégal mafia bi drogue baa ngi Sénégal plaque tournante de la drogue Sénégal xoolal
sàcc oto yaa ngi Sénégal lépp a ngi Sénégal banditisme d'état baa ngi Sénégal xoolal dégg moom amul lu muy lijjanti def jàpp naa kii Mari Sagna maa ngi buntu kër Clédor Sène maa ngi buntu kër Karim Xurum Xaq maa ngi buntu këru dégg dañu mujjee ñàkk fayda quoi ñii non dañu mujjee ñàkk fayda quoi amuñu lu ñu def quoi boo amul loo def rek da ngay mujjee nekk benn oisif quoi da ngay taxawaalu rek lu yëngu nga dem boo gisee xaj buy xeex ak benn muus sax nga dem jàpp xaj bi wala muus bi am leen liggéey seen morom yaa ngi fii di liggéey booy police yu am formation yi ñi ngi fii police yi léegi-léegi boo woowee 911 léegi mu taxaw léegi bu ma jëloon sama téléphone léegi 911 balaa maa coupé nga gis ñu ne way taxaw nii ne la lan la billaay wallaay ñooñu ñooy police quoi mais vraiment ñàkk ngeen fayda quoi ñàkk ngeen fayda trop amu leen lu ngeen def ngay buntu commissariat yi ngay dugg fekk policiers yi ña ngay toog di waxtaan ña ngay débat booy fekk fee ñu ngi lay agressé fee rey nañ benn maire bugg a nangu kalpeem fee nangam dëkk bi yëpp a ngi inondé dëkk bi yëpp a ngi lap seen biir kër yi ñi gouvernement bi jógaat nañ na di wax ay waxu déclenché plan Orsec te daaw ñu ay milliards lañ débloqué woon pour plan Orsec ñu ne ko warax dugal seen mbax yi toog tu xuus ci ndox mi ñëwaat naan ay déclenchement plan Orsec lu ci dig di liggéey nga jàpp kii booy bi nga xam ne kii waxul fi dara lu kii lan la fi wax leen ma rek kan moo déglu lii ne te pourtant kii nii waa dig ne démb daal nañ seen oto def ci essence dem ba këram ne dañ koy jàpp quoi jàpp ko yóbbu ko c'est où la liberté d'expression kon daal léegi benn activiste du wax xalaatam benn rappeur du wax xalaatam benn combattant du wax xalaatam kenn du génn kenn du xalaat kenn war ubbi sa gémmiñ c'est-à-dire yéen daal yéen a fi nekk yéen seen clan quoi ñoom Mamour Diallo ñoom Mansour Faye ñoom Macky Sall ñoom Aliou Sall ñoom ñoo fi ne daal seen gang daal ñoo war a wax ñoo war a coob ñoo war a lekk ñoo war a joxe seen idée ñoo war a nekk ci suñu télé yi ñoo war a nekk suñu rajo yi ñoom ñoo ñu war a sonal léegi ñun kenn amul droit même liberté d'expression léegi amul ñun waruñu xalaat quoi dama ne dig comme yow nee nga da ngaa jàpp xul yoo lapseli parce que dafa expliqué ne yenn murid yi nii la ñuy gisee yenn tijaan yi nii la ñuy gisee yenn xaadir nii la ñuy gisee ne leen nag loolu warul normalul nañ booloo nekk benn parce que ñoo bokk benn luñ gëm muy islam et cetera ashhadu an laa ilaaha ñoo ko bokk léegi man maa wax lu ko raw dama ne dig déglul bu baax dama ne ngeen wuti leneen lu ngeen def boo leen ko amul ngeen wane ne amul leen loo leen def bandi yaa ngi agressé Sénégal di rey nit yi criminel international yi ñoom Macky Sall et son gang ñi ngi foofu noonu di toje ay milliards dem leen ngeen lijjanti ñooñu ñàkk ngeen fayda ñàkk ngeen fulla ña amu leen lu ngeen def wuti leen liggéey bu njëkk bi da ngay xool tenue policier laa wax respecté ko tey lépp ngeen bafoué lépp ngeen wàcce institution boo xam ne dañ ko yànqal ba nga xam ne tekkitul dara man bu njëkk ba boo déggee ñu ne nit yóbbu nañ ko mi ngi wuyi ji ne dig billaay dégg yow bii sa bopp sax boo ko déggee da ngay ñàkk quoi dig moo dégg da ngay dugg dig booy di comme marché njóobantaay quoi comme marché njóobantaay mais c'est triste boo daggee vidéo jàmbur dugal ko ci internet bi mais buñ la interpellé mais dafa mënoon nañ ko interpeller parce que murid bi am na murid bu dagg partition murid bi dugal tijaan bi dagg partition am dugal pourtant loolu du sax mi ngi mel ni ma ne damay laal caga mais léegi bàyyi naa ko am ko dem dagg damay laal caga dugal ko ci internet bi mais bi dugalu ko de dama ne damay laal caga mais léegi bàyyi naa ko quoi caga moom dafa ma mus a neex mais bàyyi na mais léegi bàyyi naa ko caga daf ma mus a neex mais léegi bàyyi naa ko ok mais caga daf ma mus a neex nga dagg ko dem yóbbu fële nit yi di ko partagé mais day mel ni man dama ne caga daf ma mus a neex dégg nga ba ngay fen waxuma caga dafa ma mus a mais bàyyi naa ko ndax dafa xaraam ndax am na ay feebar yu la ci mën a to et cetera mais nit bi bu daggee caga dafa xaraam dem yóbbu feebar mais loolu ça n'engage que lui man sama phrase c'était pas caga daf ma neex caga daf ma neex mais bàyyi naa ko parce que dafa xaraam parce que moo ci dee parce que mais nga dagg sama phrase nu mu la neexee mais booy interpeller da ngay interpeller ki dagg loolu
ngay interpeller ne ko mais kii phrase la eggali sujet verbe complément nga dagg sujet ba dem yóbbu kay dagg verbe ba dem yóbbu mais am na complément est-ce que kii waroon naa toog démb ba léegi ñu téye ko depuis samedi est-ce que kii Julio l'absolu booy bi il n'a même pas 25 ans dig dem këram fitnaal waa këram xaar ko fa mel ni ku rey nit mel ni ku sàcc ay milliards mel ni ku détourné xaalisu plan Orsec mel ni ku détourné xaalisu lu mu tuddi corona bi wala ceebu corona bi wala diwlinu corona bi mel ni ku sàcc xaalisu pétrole bi nga toog buntu këram di ko xaar lu mel ni dig division des investigations criminelles déglul tur bi division des investigations criminelles mais booy ñi ñàkk nañ fayda Sénégal daal affaire dara tekkeetul dara tur boobu dafa mais booy fii yaa 10 000 police criminelle police buy topp lii police buy toppile mais lu tey ni division des investigations criminelles tugg seen oto dem te xaar benn Julio l'absolu benn booy bu moins de 25 ans quoi nga xam ni il a des mains propres musul rey nit musul détourner musuñu ko jox dara ci nguur di rappeur simple joxe idéem ci ni ñuy gisee yenn murid yi leen tijaan yenn xaaj yi yenn laay ni division yi ñuy def séparé tarixa te loolu taxuloon jóg sëriñ yi ne leen nag booloo leen de ñu ne lu mel ni division des investigations criminelles taal otom daw bu buntu kër kooku noonu quoi xaar ko mu ne ko ñun ñu ngi lay xaar fi mu ñëw ñu jàpp yóbbu loolu dëkk la ngeen foog ni non nañ waxante dëgg quoi ñun ñi ñëpp ay sénégalais la ñu on est né au Sénégal grandi au Sénégal mais nañu waxante dëgg yéen yaakaar ngeen ni Sénégal dëkk la quoi yaakaar ngeen ni Sénégal ni muy doxee ni nit war na fa yeewoo nit bu baax quoi war na yeewoo dëkk boobu noonu yaakaar ngeen ni nit bu baax quoi nit bu yàlla bénir war na sax di yeewoo dëkk boobu dëkk banditisme boobu dëkk bandi affaire bandi rek lay jaay ay injustice rek dëkk bi ku la gën a ne moo la gën a gëm yàlla moo la gën a injuste bu la fenul dina la sàcc bu la sàccul jaay la doole loolu dëkk la au moment où ñoom xoolal Dakar nu mel ñëpp booy kenn nalawatul kër yaa ngi fees dell ak ndox kër yaa ngi fees dell ak ndox partout ñi ngi ñëwati nag comme jàppewuñ ñu fa nekk ay nit ña ngay ñëwati nag ak seeni fen di xuus ci ndox mi ñëw encore ak ay duuli kese bu ñu ñëwee nekkaat jàppaat sénégalais comme ay xar nit boo xam ni dëkk boo xam ni saa yu nguur ñëwee jàppee leen ay animaux mais c'est triste ku ñëw fen leen comme caga koñ quoi comme caga koñ bopp koñ ku ñëw fen tëddee yóbbu demaat yeneen mais c'est triste Kër Massar daaw yaa ngi fàttaliku bu fa Macky Sall duggee plan jaxaay Abdoulaye Wade da ko fi defoon yéen a ngi fàttaliku bu mu taalee ay 4x4 boolit yu ngandi yooyu ñu xotti dugg Kër Massar génnee plan jaxaay loolu lan moo ko fi créé woon du inondation 10 ans après 12 ans après oto yi ñëwaat encore fooyee waa Kër Massar nax leen fooyee leen fen leen xuus ci ndox mi duul leen di waxu plan jaxaay bu ñu paree dem seen yoon devant les télé ñu ne déclenché nañ 18 milliards 32 milliards pour le plan Orsec sauver les inondations jël leen yóbbu leen ci ay école tànc leen foofu jox leen ay matelas yooyu di ñëpp seen maam maa ko wax yooyu di leen lekk école bi xasoo xumm ñu leen di indil benn saako ceeb ñaari saako ceeb mais yéen ñi jàpp nit lañ leen jàppee te doo leen ruus quoi mun leen taxaw déclencher seen maam ay maado fokk ñu may leen jàmm non doo leen ko def quoi amu leen ful la quoi yéen xeexal leen sax perte temps la ndax amu leen ful la yéen ci seen bopp every fucking day ñu ñëw di leen duul kan moo dàq duul Macky Sall Kunkande munul Macky Sall Macky Sall maamu Kunkande la ci duul Kunkande Macky Sall chaque jour mu duul ay duul yu ngande mooy maamu Kunkande ngeen bàyyi fa Macky Sall di wax waxu Kunkande
ku dàqul duul man ku juddoo ci dëkku Macky Sall boo mënul duul yow sa waay wàccoo koo xam ne ci duul rek la leen jiitee ci duul rek la leen jiit ci la leen yoree di leen fen suba ngoon ak moom ak ay nitam benn yoon ngeen génn réactionné pare ngeen ci mu yónnee ay ñoom Antoine Diome nga xam ne duul rek lay def Antoine Diome ministre de l'Intérieur duul rek c'est le plus grand criminel ci nguur gi duul rek lay def mu dugg biir Kër Massar te tëmbalu leen ndayam ay xeer ba mu daw yéen xam ngeen Antoine Diome non ñëw dugg Kër Massar manque de respect di xuus ci ndox mi ñëw fenati yora discours am te ñëpp xam ngeen ni da leen di fen c'est que lan moo tax sénégalais bi bëgg ku koy fen quoi sénégalais bi ngay duul muy kontaan comme ni leen Kunkande def noonu la leen nguur gi di def suba ak ngoon ci ay illusion lañ leen di naxee ñoom ñu topp ci nag di bégee l'exemple de Kunkande ak population bi c'est l'exemple typique de nos gouvernants ak population bi mooy dañ lay fen yi di la neex nga topp ci fen yi di xaar résultat dañ lay fen ci lan lay fen mu lay neex ngay xaar résultat loolu mooy dem ba gëm say fen loolu la ñu woy dem ba gëm say fen dem ba gëm say fen mooy ku lay fen yi di la neex ba ngay xaar résultat lim lay fen ngay xaar résultat mais kooku dem na ba gëm fen yi li Kunkande def sénégalais c'est la même chose loolu la Macky Sall di def moom la Antoine Diome noonu doon def waa Kër Massar ña ngay xaar nag ñoom suba ñu dugal leen ci ay école tànc leen foofu sànni leen ay matelas yu usé i wàcce leen benn saaku ceeb ñu jiiroo ko ñaari saaku ceeb saaga leen ay ndey suba ngoon gu dégg bëccëg non mais c'est triste xeexal leen sax mooy perte de temps quoi c'est que nit bu bëggul dara daal neexut a jàppale quoi nit bu bëggul dara neexut a jàppale te noonu la ñuy ñëwaatee amaat pouvoir noonu la ñuy ñëwaatee sañcuwaat inondation saaku ceeb moo koy faj mais yéen lan moo tax gars yi yab leen ba lu leen dal rek gars yi indil leen ceeb est-ce que yéen a ngi koy laajte lu leen dal ñu indil leen ceeb boo leen inondé ñu indil leen ceeb ngeen corona ñu indil leen ceeb ngeen tuberculose ñu indil leen ceeb ngeen kosa ñu indil leen ceeb yéen lu leen dal ñu indil leen ceeb est-ce que toog ngeen di laaj ñun mais ñun ban problème lañ am ak ceeb ban problème lañ am ak ceeb ba lu ñu dal ñu indil ñu ceeb bu ñu feebaree si bu ñu tuberculose ñu indil ñu ceeb bu ñu pallier ñu indil ñu ceeb bu ñu corona ñu indil ñu ceeb bu ñu inondé ñu indil ñu ceeb mais yéen est-ce que mais gars non gars yab nañ ñii ji gars yab nañ ñii nag non mais nag seen njiit yi ñu leen yabee man xeetu yabeel boobu gisuma benn société bu ay njiitam yabee noonu quoi léegi nag ci ay école lañ leen di yóbbu sànni leen fa yooyu di leen di ñàpp seen maam naan seen deret yëpp xale yi lu mu tudd variole ñii tuberculose ñii pali ci école yi ñu ñëw wàcceel leen fa ay ceeb bërki démb daaw nii la ndox mi defee woon Kër Massar ren nii la ndox mi di defee chaque année ñu ne la plan Orsec te amul benn canalisation amul benn plan structurel mais lan ngeen def yéen sénégalais yi quoi yéen lan ngeen def yàlla man dama leen koy laaj quoi yéen lan ngeen def yàlla ba yàlla di leen seetaan ak seeni njiit yu toomeraamee yoo xam ni ku la gën a nekkul toomeraam nga ne ma kii la njiitu maado fëkk yu tilim yu xasaw yuy xeeñ quoi xeeñ sàcc ba seen yaram yi di gilli sàcc quoi lu leen dal ñu indi diri ñaari saako ceeb ñoo tegal leen
buñ génnee ke ñi ngi gërëm ministre bi ñu ngi koy sant moom vraiment fàttewuñu kon saaku ceeb moom mooy ngacc ndox mi saaku ceeb moom mooy def fii ak déwén duñ déclencher plan Orsec buñ ñëwee ndox mi day ñëw rek jàll saaku ceeb mooy créer ay canalisation quoi saaku ceeb moom mooy créer ay bassin de rétention quoi yu débordé mooy defar ay bassin loolu moom dama ne woon sax duma ci wax parce que sincèrement amatuma jot boobu man mënuma nekk fii chaque année bu ma dundee di wax ci benn sujet daa wax naa inondation ren mu amaat inondation yi gën a pire après ñu ñëwaat naxaat population bi léegi man da ngeen bëggaat déwén ma ñëwaat toogaat fi dina wax inondation léegi xol nu golo xam bootee doomam gérer leen ko quoi gérer la boo ko mënul gérer seen ñàkk fulla la loolu sama yoon nekkut du ma sax wax du ma ci sax wax xam nga lu ma wax ci dama ci rek Macky Sall dama ne dik monsieur le commissaire yow mi fa nekk n'est-ce pas dama ne amu leen fulla quoi yow yaa fi jiitu Macky Sall yow ba ngay dugg école de police ba ngay am say diplôme ba ngay jàll ba doon li nga doon Macky Sall defuloo ko sa jàng moo la ko def sa bravoure moo la ko def sa ngëm moo la ko def sa fighting spirit moo la ko def ba nga doon li nga doon bul ñàkk fayda Macky Sall day dema bul ñàkk fayda sa tenue boobu moo gën maamu Macky Sall sa tenue boobu moo gën maami Macky Sall sa tenue boobu ça représente une nation sa tenue boobu ça représente une société sa tenue boobu ça représente une justice loyale équitable sa tenue boobu ça représente l'impartialité bul tay la sa tenue boobu Macky Sall gënu la ndey gënu la bàyyi amul benn droit di la yónni ci faire le sale boulot respectel sa tenue bi gëmal ni yow yaa ko fa jiitu tey Macky Sall dina falu ba bàyyi la fa nga continuer yow sa fonction moo jiitu Macky Sall te Macky Sall dina fa jógee sa fonction continuer donc bul nangu Macky Sall di la manipuler amul fulla amul fayda policier t'appelle sur la table ne ko maa lànk du ma ko def boo leen amul li ngeen def na ngeen wax ñu garaawul ñun dinañ leen fay chaque mois parce que suñu xaalis leen Macky Sall fayu leen ah ndax avant Macky Sall ñun ñu ngi leen di fay ñun population bi te après Macky Sall dinañ leen continuer di fay pour ngeen gérer suñu sécurité ki ma teg nii waxu fi lan lu war a jaral sax di ko 1 an avant mais dig fa leen newoon yéen 1 an avant kii def saanam amul lenn lu dafa wax naa leen lu mu expliqué déglu ngeen ko ah non maa leen di laaj fii ci forum bii lan ngeen fi dégg loo xam ne jar na sax waxuma la police de nit dem naan day jàpp waa ji léegi yéen laa ko laaj ñu continuer na ma kenn expliqué li nga déglu jar nañu jàpp est-ce que sax jar nañu waxuma la nit de est-ce que jar nañu jàpp muus maa ngi leen di laaj quoi ngeen commenté wala ma tegalaat leen ko xanaa di ngeen woo waa dik quoi ñu am numéro nee mais yéen da ngeen a feebaroo lu leen jot yéen est-ce que wér ngeen kii war na toog seconde dik division des investigations criminelles donc sangan bi c'est criminel quoi sangan bi c'est criminel mais pourtant dik man ñu ay booyo fa nekk ah ay booyo xam musique yu bëgg musique dik bi ma xam dugg naa fa maintes fois am naa fa ay copains dik am naa fa ay gars yu ma gëm bëgg ma samay live sax dañ ko fay seetaan am na dik booy fa nekk ay booy yu jantal am naa ñoo xam ne samay ami lañ yor naa seeni numéro dañuy contactante ci WhatsApp dik laa la wax ak bag mais man ñooñu ma xam dañuy partager sax ay clip ay sound rap mais kon nan la dig booy fa nekk gentleman ay genre Damien Yaya Alien Zik ñu mel ni moom ay biddu ay moromam suñuy morom nekk fa di déglu sound xam rap ñii nekk ay fans ancien fans Rapadio ñii nekk ay fans kër gi ñii nekk ay fans BMG ñii nekk ay fans Slam Revolution ñii nekk ay fans Alien Zik mais nan la ñuy dégloo lii ba pare dem di jàppaate quoi non mais affaire bi nag booy yaa anguille sous roche quoi
parce que man góobu ma ni dig ña fa nekk ñoo dem pour jàpp ñi non affaire bi am na lu ci nekk quoi parce que man ci li ma dégg sax li ma dégg mooy ñu ne sénégalais dafa am ñi nga xam ne ñoo dagg vidéo clip la ko def ñoo dagg vidéo ñoo dagg partition yi dafa am ñu doon dagg Sénégal xam nga ñoom négativité ci ñoom la fekk baax benn boy rappeur la siwul noonu sax quoi Julio Lapsoli guerrier la mais siwul quand même on le dit siwul 80% population bi xamuñu ko sound bi génn na 1 an man sax dégluwuma ko woon nag pour te dire lii moo tax sax ma déglu ko nag mais man dégluwuma ko woon très sincèrement man du ma fen maa ngi koy doog a dégg ba ma déggee ni barki démb dig li day ni dig xam ngeen dig division des investigations criminelles moo dem toog buntu këru booy bi nga xam il n'a même pas 25 ans cartonné gul sax ci musique bi 95% des Sénégalais xamuñu ko ñu ne procureur moo autosaisir ñu ne procureur quoi moo woo dig ne dem leen jàpp booy bi xanaa buñ ne la dama jàpp booy bi sax booy bi war fa def benn fan mais ñi ñëw indi sound bi booy nekk dig wala dara na mais monsieur le procureur gi est-ce que yow déglu nga sound bi non déglu ma sound bi benn partition laa gis benn nangam nga ne ko mais yow balaa ngaa interpeller doomu aadama sax da ngay déglu sound bi lu day ni procureur yow xanaa balaa ngaa jóg sax di autosaisir sax nga déglu lu ngay tey Sénégal procureur bi sax mën na la woo ci loo xam ne maîtriser wu ko dig dem jàppale ci loo xam ne maîtriser wu ko seen police bu gën a haay teg ci seen police yi dem jàppale ci lu maîtriser wu sujet bu maîtriser wul procureur bi woola ci lu maîtriser wul lu mu dégluwul non réew mi moom sa waay man maa ngi comprendre lan moo tax booy di gar seen bakkan pour génn town boobu quoi ñii di dugg ci ay gaal ñii di dee ci géej gi ñu leen di këpp ko requin yi di leen coob mais gars yi pour bugg a daw booy c'est pas un pays quoi c'est un bordel c'est le sauve qui peut quoi dëkk boo xam ne booy procureur day autosaisir ci lu maîtriser wul quoi lu mu dégluwul ba mu yegg lu mu dégluwul ba yegg quoi mun la woo lu ay division des investigations criminelles di téye koo xam ne maîtriser wu dégluwuñ ko maîtriser wuñ lu mu wax di ko woo ba mun ko téye ñetti fan quel town lii ban dëkk la lii ban town la ko wax leen ma non moo tax booy buñ gisee booy ñii di fay ay 5 millions ñii 4 millions ñii di dugg ci gaal yi ñii di fay 400 000 ñëpp a bëgg a daw booy du town da ngay yeewu xool gauche mu lay saf day nga xool droite muy ay doxot nga xool kanam mu lay saf ay injustice nga xool ginnaaw di gis banditisme booy xamoo fooy jaar doo xam sax fooy jaar pour sauver wu quoi di mais man fan laa ne boo xoolee nii bukki xool fii gaynde xool fii gis ñay xool fii gis sakal mais foo jëm xool ci kaw gis serpent mais fooy jaar mais wax leen ma fooy jaar Sénégal ngay yeewu booy xool gauche gis benn bukki bu xiif bu ñëw pour coob la ngay bugg a daw droite gaynde gu génn bu xiif pour coob la nga xool est gis benn boobaa bu taxaw ngaay pour coob la nga xool ginnaaw gis sakal bu la bëgg nga xool ci kaw gis ay junni serpent yi lay bëgg a yéey mais foo jëm quoi ngeen na ma loolu dëkk la quoi man xam naa dig ay nante ñoo fa nekk li ku ko déglu xam ni dig ñun man xam naa waa dig am naa fa la fucking niggas yi nga xam ni rap la ñuy déglu dañ maîtriser rap la ñuy déglu ay émission DJ Mef fu ne man ba fi ma nekk nii gars yi dañ may woo booy fis booy sa interview yi man xanaa waa dig ci boppam ay élément wu dig damay bañ a jaar si tuur yi rek ñoo may woo ba booy Mef booy yu muy def ay liggéey bu nice day def ay sound di animé di dugal say interview ci biir di ci teg sound mais man police moom ma ko wax bu nekk dig ay real niggas laa fa am donc ñooñu xam nañ mais nan la procureur mun a woolu autosaisir ci lu maîtriser wul quoi au moment wu mu bàyyi fa sàcc yi quoi bàyyi fa njublang yi bàyyi fa Mamour Diallo 94 milliards bàyyi fa Aliou Sall 6 000 milliards bàyyi fa Mansour Faye 1000 milliards
corona bi bàyyi fa ñi IGE épinglé bàyyi fa ñu OFNAC épinglé di jàpp ji Julio l'absolu quoi benn boy kan moo fi xamoon Julio l'absolu génn leen à part rappeurs yi billaahi kan moo fi xamoon Julio l'absolu fi mais instant yi ba boy depuis vendredi mi ngi ci loxo diggan bu mu ñëwee ne mais loolu may woowee ñu ne non procureur moo ne nga ñëw wuyu ko quoi dafa yor sa benn dossier quoi c'est sûr que booy bi génne na sound bi mais man comprendre ma yéen xanaa tey da ngeen ndékkiwul xanaa ndékkiwu leen xam naa booy bi yeewu na ne leen si biir dig ne leen mais xanaa ndékkiwu leen est-ce que déglu ngeen li may wax est-ce que xam ngeen ni loolu benn sound bu def 1 an la bu tudd tarixa mooy wax nu vision yu nit yenn nit yi am ci yenn tarixa yi est-ce que déglu ngeen ko xam naa peut-être mu gars yi déglu na mais kon lii la mais procureur yéen est-ce que bu mu yeewoon ndékki na mais nan la mun a wootee nan la mun a wooye naa ne lu day ni dig naa ne dem leen ngeen jàppi booy bii nii ñax ngeen fayda man lu may wax moo ëpp fu lu ñu rab ma booy bi jegewu ko sax xoolal xaaral ma tegalaat leen beneen ba xam ñun booy bi ñi mën a rab li te man police musuma woon police woo naan ay lu tax nga rab li danaa Dakar sama ma génnee sax yoo laay rab billaahi bés bu ma dóoroon sound dig woo ma naan ma nag damay def sound bu tuddul dig saaga leen dig laa ko tuddee dig xam nga dig mooy jon quoi dig sac maa dig bu ma dig woowoon di ma wax ay 600 ma bind benn sound bu tudd sac maa dig mooy kaay màcc sama jon ñoom wax ak policiers yi ñoom saaga seen maam ñoom billaahi bu ma génnee sound laay bi bu tudd dig sac maa dig ñoom daggal seen maam ñoom seen bopp ak seen procureur bu leen yónni sound bi ça fait plus d'1 an xaaral ma tegal leen bi léegi bii ba xam Julio l'absolu moom buñ ko am na fitu def sound bi ñoom ñëpp lañ saaga ñun kër gi déglu rek policier beeg procureur beeg gendarme beeg yëpp lañ saaga seen maam mairie beeg déglu ba xam Julio l'absolu am na fitu def li léegi lu tax ñu def jàpp Julio l'absolu bàyyi ñu fi sacré corruption booy kii bu Julio l'absolu mun na def 50 ans ñi mawul bind lii te ñun booy dañ koy bind di saaga procureur quoi procureur bu nekk Sénégal ñun saaga nañ ko saaga ay alkaateem saaga ñoom ñëpp institution yëpp lañ daggal seen maam ñun musu ñu woo ñii dañ ñàkk fayda quoi même dig maa ngi koy wax déglu mais fii wax nañ ko sonn nañ ci yi avocat procureur yu ñàkk dignité yéen la ñuy waxal procureur ak avocat ak yooyu lu tax woowuñu ñu wala comme sound bi def na 1 an ñu woo ko kay ñun suñu sound bi def na 10 ans léegi woo leen ñu
Sénégal, ici, ça pue de la pure corruption. Au secours, transparency. déglul fii ñoom ñëpp laa wax. yee ma ne corruption man dama ne corruption ku dugg rey na boroom ne res ak jàmm la ci bëggoon corruption suba ba ngoon ci mosquée église ñi masqué di wët gis man wax naa foofu mosquée église yi dañ ñu bëri Sénégal ay corrompu lañ loolu booy xul yoo lapsali ñi mën a wax lool corruption ba ci seen mosquée yi ci seen église yi alors man Mollah Morgun ma wax li 10 ans derrière kan moo ma ñëwee xoos ma leen di tagal raat ñaata imam lañ fi jënd ger fi ñaata prêtre lañ fi ger et après est-ce que booy xuloo lapsali ku ko bindal lii na ko booy rabal dina ko rab waaye génne leen booy baay ñàkk ngeen fa trop dig yàgg naa leen woo de wool ma waa dig alalu ger système bee ko gàddu dig yàgg naa leen woo quoi ci lu ay dossiers yu am solo quoi mais mosu leen wuy si ñeen fi ñu leen fekk yéen ngi taxaw ay buntu gii ma kër Guri Gii Mari Sagna ay buntu kër Clédor Sène ay buntu kër Karim Xurum Xaq ay buntu kër lu te xul yoo lapsali te maa ngi leen di woo ci ay dossiers yu sensible yu international yu am solo yéen dig kañ laa leen di gis ci yéen dig mais dig ñàkk ngeen fayda oh my god lan lañ bàyyi fépp laa wax institution yëpp laa boole foofu institution Sénégal yëpp laa boole ne ñoom ñëpp ay corrompu lañ ay maado focus lañ alors wala procureur dégluwul lii jox leen ko ici ça pue la tudd maa ngi ko def man ak kilifa ak caat jox ko moom sax corrompu la moom procureur sax corrompu la sàcc la bandi la jox leen ko c'est que yab ngeen nit yi quoi yéen ñàkk ngeen fayda quoi yéen ñàkk ngeen fayda quoi encore une fois ngir yàlla population bi yéen laay waxal quoi parce que man ñee ñoom xam naa leen ay bandi de grand chemin lañ ay bandi salta lañ ay mal focus lañ man yéen laay waxal encore une fois quoi yéen population bi loolu lu xew moom mooy dafa am benn boy bu tudd Julio Lapsali c'est un jeune rappeur moo def benn sound il y a 1 an derrière bu tudd tarixa di wax ne gars yi nañ bàyyi division ay tarixa kii di xeex suñu biir rek affaire yooyu ñun ñëpp ñoo bokk islam ñoo bokk lu ñu gëm benn diine affaire yooyu nañ bàyyi rayante suñu biir xuloo ma am lii yow amoo lee man àjjana laa jëm yow safara nga jëm affaire yooyu daal nañ ko bàyyi nañ booloo nekk benn ñun ñëpp ñoo bokk benn diine ñoo bokk benn jubluwaay bu ñuy julli ñun ñëpp penku la ñuy féete ñun ñoo bokk ashhadu laa ilaha illallah ñoom ñoo bokk astaghfirullah alhamdulillah laa ilaha illallah allah akbar ñun ñoo bokk loolu donc nañ bàyyi division yooyu parce que Maodo Malick moom sañcul tarixa pour diviser Serigne Touba sañcul tarixa pour diviser bàyyi na sañcul duggul ci tarixa pour diviser moom loolu la wax booy bërki dee mu ñëw ñu woo ko waa dig nag ma fàttali loolu mi ngi tudd division des investigations criminelles dig ñëw seen kër quoi këram moom fekk moom dafa génnoon ñu fitnaal ay ñoom ay parents ne woo leen booy bi ñëw ñu jàpp ko yóbbu quoi ne ko dangaa def benn sound di saaga ay tarixa moom quoi mais non saaga ma tarixa dama def benn sound di woote rassemblement di la wax nañ booloo nañ bàyyi division beeg yooyu ñun suñ yoon naw ci procureur moo ne nañ la woo léegi booy bi mi ngi seen loxo boobu ba léegi quoi vendredi samedi dimanche tey la lundi ba léegi ñu teg naa sound bi Sénégal ku déglu ne waa mais nu mu demee nii amuñu lu ñuy def quoi loolu moo xew waa amuñu lu ñuy def quoi au moment où ñoom ñu ngi téye benn booy Sénégal kër yëpp ay noonu rek quoi ñi lay waxaat ne ñoom dañuy déclenché waat plan Orsec quoi
laaj leen ba xam ñoom def nañ audit ci daaw milliards yu ñu génne 96 milliards yu ñu génne ci plan Orsec presque laaj leen ne dafa ana xaalis bi est-ce que ay 95 milliards boo ko jëlee wala 96 milliards def ko ci mbir est-ce que ren war naa ñëwaat ñu amaat plan Orsec bu ñuy déclenché encore bërki démb rek président bi biir présidence woo na ministre ne dañuy déclenché waat pour cette année plan Orsec léegi laaj ko ana milliards ya plan Orsec gu daaw ak daaw jéeg ak daawaati jéeg doo leen ma ko laajal Dieyna Diagne doo ma ko laajal anam fu mu dugg ah nga ne da ngaa pali ñu xool pali bi ne pali bi laaj na 1 milliard pour ñu faj ko nga génne 1 milliard ren tamit nga pali nu mu demee noonu yow yaa ne da ngaa pali ñu xool diagnostiqué ne pali bi pour mu jóge fi 1 milliard la nit yi génne 1 milliard jox la nga dem faju ñaari ren nga ñëwaat tëddaane damaa pali mais non attends mais est-ce que amuñu droit laaj la mais fu 1 milliard yi dugg daaw génne woon nañ ko fi pour nga faju fu mu dugg est-ce que ñii respecté nañ sénégalais yi ba sénégalais war a toogaat ministres yi di xuus ndox mi di ñëwaat ci ñun di ñuy mastawu quoi est-ce que yéen mës ngeen gis inondation ci këru ministre yéen Sénégal mës ngeen dégg benn ministre boo xam ne këram daa inondé Sénégal lañ dëkk de mës ngeen ko gis mës ngeen dégg benn député bu bokk ci Macky Sall këram daa inondé ak lu mu taw yépp seen kër yi inondé dégg ngeen ba xam kër Aliou Sall kër Aliou Sall booy Aliou Sall bi nga xam ne ab simple journaliste la woon de Aliou Sall bi magam di doon président ab simple journaliste la woon Aliou Sall bi ngeen gis nga ni milliardaire léegi est-ce que dégg ngeen kër ñoom Aliou Sall ñu ngi fay ngacc dégg ngeen da ngeen mus a dégg kër Aliou Sall daa inondé mus ngeen dégg kër Mansour Faye daa inondé mus ngeen dégg kër nu mu tudd Mamour Diallo daa inondé mus ngeen dégg kër Macky Sall daa inondé mus ngeen dégg kër Antoine Diome ñàkk jom daa inondé déedéet billahi ñi dañ ñoo yab barki Seydina Muhammad waat naa ci daraje Seydina Muhammad yéen ñi leen jiite dañ leen a yab gis nga nag Sénégal boo ko génnee moom dund yeneen dund paradise quoi booy wax ci Sénégal doo wax parce que déglu naa Ibabou Rapadio muy wax naan seen président man noonu laay waxee de dama naan Macky Sall seen président parce que man Macky Sall du sama président heureusement yàlla moo ma sauvé Macky Sall du sama président tooguma fa mu may jiite ay ñoom dig yow duñ sama police ñoo yéen la ñoom dig di traqué di jàpp di dóor ci kaso yi man xul yoolu absolu la dig nekk police am man dig newul sama police yarul sama sécurité fi ma nekk dig ci yegg si wu fi dégg naa Ibadou wax naan seen président comme seen président bi seen town bi mais wax nañ dëgg ku génn am jàmmam bu ñëwee seen la leen wax seen réglé leen seen man loolu laa leen wax réglé leen seen président bi yàpp na leen trop ak ay ministre am kenn amul kër bu ministre boo leen dégg bu inondé amul benn député bu ngeen gis bu bokk APR bu inondé kër Aliou Sall inondé wul kër Mansour Faye inondé wul yéen rek yéen a inondé buñ fa ñëwee di xuus yi ci biir ndox mi di di leen gëmloo xolal non ba ñoom seen doom yi ñu ngi fii ci awar yi di jàng ci université high level yi mais tëmbal leen seen nday ay xeer maa leen ko wax nag parce que man moom mere moom nday bi dama ciy dugal quoi tëmbal leen seen nday ay xeer bañ buddi ngeen wan leen ñun am xolal booy seen fen yi dafa jeex quoi seen duul yi dafa mujjee ràpp ci suñu nopp yi munu leen chaque année boo leen ñëwee fii ne di ànd ak ñun naan da ngeen di jooy gëmu leen lu ngeen di wax kenn si yéen seen kër inondé wul yàpp nañ leen quoi yàpp nañ leen trop yàpp nañ leen trop je comprends pas nag yéen yan kanam ngeen leen won ba ñoom ñu yàpp leen quoi mais man loolu taxuma jóg quoi non man du suma da Dieyna jàppale ma rek boo fa nekkee di dund loolu moom man bul ma ci boole quoi man moom dama leen yërëm rek di leen waxal quoi dama leen yërëm rek bokk fa nag fa laa bokk mais nekkuma fa
dama leen di waxal nii rek dama leen di waxal parce que xëy na li ma ñimee wax fii yéen ñimewu leen ko wax foofu moo ma leen di waxal quoi xam naa loolu boo leen ko waxee léegi gars yi ñëw nuñ def xul yoo lapseli lañ koy mais man maa ngi fii di saw seen kaw à domicile maa ngi fii di saw seen kaw quoi xam nga bu doon yow li may wax nii boo ko doon wax foofu noonu doo eggale live bi mais man fii laay taxaw de saw seen kaw à domicile te di ma munal fo donc moo tax ma leen di tagal raayit bi quoi mais pour yéen la nag yéen la de du man de parce que man nekk ba fa oui li ngeen di subir tàngoor googu man dund ma ko quoi métti googu ngeen di dund noonu injustice boobu noonu banditisme tata yooyu noonu sàcc yooyu noonu man nekk ma fa dama am sama bëgg-bëgg lu ma leen bëggee rek moo tax ma leen di waxala mais nag war ngeen leen wan ni yéen tamit am ngeen ful la quoi war ngeen leen wan ni doo leen ay jaaykatu Dakar parce que jaaykatu Dakar bu amul ful la moom sa waay ma ñam du ko da koy jeexal ça suffit quoi trop c'est trop c'est trop loolu sax taxuma woon jóg nag parce que boo leen amul ful la ci plan Orsec plan Jaxaay ñu def leen lu ñu def ñu ñëwaat chaque année ñu plan Orsec déclenché ay 80 milliards bay def ay téléthon yéen a ngi fàttali fi téléthon yi inondation yi ma dégg naa fi téléthon ay milliards ci télé yi Sénégal ngay toog ñu def téléthon ne dañuy sauver les inondés kii naan joxe naa 10 millions kii naan 30 kii naan 50 kii naan 100 kii naan 200 ñu dajale loolu lépp anamu kon nafata anamu ana milliards yi non mais c'est triste quoi c'est triste man moo tax yooyu affaire yooyu lijjanteetuma ko léegi yéen gérer leen ko boo leen amee ful la ngeen gérer boo amul ful la ngeen bàyyi noonu rek ngeen dëkk ci inondé rek chaque année ndox mi ñëw jaay leen doole ministre yi xuus ñëw capp-cappal maquillage leen duul leen ba ngeen tooy ñu raatale leen ko dem seen yoon point boo leen ko miisee garaawut comme lu ma leen waxoon rek genre Kunkande ak Sénégal la Kunkande da leen doon fen di leen fooyee ñu gëm ko bay xaari résultat gouvernement bi da leen di fen di leen fooyee ñu gëm ko bay mujjee fa xam ne ay fen la ñu gëm ko bay xaar résultat toog leen xaar résultat koo xam ne chaque jour mu fen leen ngeen xam ni te leen di fen ngeen dem ba fen yi neex leen ba ngeen gëm fen yi bay xaar résultat toog leen xaar résultat man tooguma xaar résultat léegi man li ma taxoon a jóg mu dugal ma ci ma def live bi lii kese la dig laay wax dig ay boy ñoo fa ne ay gentleman ñoo fa ne man waxuma yërëmtalu ay man yërëmtaluuma ñaanuma dama ne libéré leen doomu jàmbur ji Julio Lapsoli booy rappeur mu ñibbi c'est un artiste il fait de l'art il a décrit la société sénégalaise les tares de la société sénégalaise ci seeni ngëm-ngëm nu ñuy gëmee lu ñuy gëm dingat gëm-gëmu jàmbur il décrit juste les tares de la société sénégalaise ok c'est un artiste il peint la société sénégalaise en particulier les tarixa sama genre xeet bi mërit yi ak xeetu faux tijaan yeeg faux laayeen yeeg faux xaadir yi fees foofu dal ak faux musulman yi baar c'est loppi ngay dugg fekk fa nga conteste fekk fa 99,99 musulman benn chrétien lay am baar ngay dugg léegi baar c'est loppi nga compté kii Abdoulaye la tudd kii Xaadim Bamba kii Baye Niass la tudd kii Limaamu la tudd Limaamu Laay Njaay kii tudd nag ñoo dóor whisky bi boobu nag kenn sànni fa butéel dem seen yoon baar boo dugg 99,99 ñu fay nekk di mandi ay sénégalais lañ ay jullit lañ billaahi fàllong fa Xaadima nga fa Baay Laay Njaay nga fa Baay Ñas Jóoba nga fa Seexu Tiijaan Fall mi nga fa lépp nga fa ñu jollu whisky ba mu ne kenn sànni ko foofu noonu bu yàpp mbaam amee ñu dóor ko dem seen yoon benn chrétien lay am ngeen bugg ñu gëm loolam te koo ci wax ma te boo duggee ci baar ba fekk fa barki Serigne Touba caga ya fa nekk tamit ay jullit lañ nee nañ caga bii caga Faatu la tudd bee caga Xadi la tudd bee caga Nday Ami la tudd bee caga Zayna la tudd pour nga benn fekk fa benn caga bu tudd Philippine wala I don't know benn caga bu fa tudd Viviane Safi c'est très rare bu yor turu chrétien ña fa nekk ñëpp 99,99 caga ya fa nekk yëpp ay jullit lañ nee nañ
99,99 ña fa ne di man yëpp ay jullit lañ nee nañ ci biir baar yi ngeen bëgg ñu gëm loolu lan mais bu la ñu fonton seen affaire yooyu seen hypocrisie yooyu dañ koy def yàlla quoi moom xam na leen yéen mi ngi leen di xaar mais ñun da ngeen di xoolal boo leen ñuy gëmloo leen ñu leneen duñ seen i morom nekk ñu fi pour ngeen ñuy fen ñun xoolal ñun yeewu nañ quoi dama leen libéré leen booy Julio Lapsoli mu dem yoonam te ngeen bañ a ñàkk fayda ay dossiers yi sensible mi ngi fi ngeen gérer ko loolu lañ leen di wax nag quoi te dañoo bugg à partir de demain ñu ne ñu libéré ngeen ko libéré leen kii mu dem yoonam ñun xam nañ lépp amuñu jotu sax ngeen ñuy tardel ci seen affaire bu maada fokk yooyu noonu li ngeen war a régler xam ngeen ko yéen waa dik libéré leen doomu jàmm te waxaat nañ leen ko nag te bu continuer ni boo leen ko defeeree dina am yeneen sangoon yu génn boo man gëj naa dugg studio sax mais boo leen lépp di defeeree booy bi ma génne leen sangoon yéen dig laa wax yéen ak procureur spécial man maa ko wax na man te man maa leen koy wax yéen ma ne boo leen defeeree booy bi barki Seydina Mohamed maa ko waat man déglu leen de billahi wallahi wa taalaahi gëj naa dugg studio billahi wallahi wa taalaahi laa waat bu ñu defeeree booy bi ma génnee benn sangoon bu tudd sac maa dig dinaa wax ak waa dig ak procureur spécial waa big baa ngi nii jógee gu fi sama xaar ma ñëw même seconde rek léegi affaire yi leer feuille blanche yaa ngi nii boo leen bëggee ma gaaw gëj naa génne yi maa ngi koy génne wax ni xoolal yëpp ay feuille blanche la big yaa ngi nii du jeex yëpp ay feuille blanche la lii lépp laay bind pour yéen lépp maa leen gën a feebar foofu dama ne boo leen yéen dig yéen laa waxal boo leen libérul booy bi ak seen procureur maa du fokk boobu ma dafa leen sound bu tudd sac maa dig wax ak yéen waa dig ak procureur génne sound bi léegi mu partagé wu partout ma xool ba xam da ngeen ma woo maa leen ko wax nag man maa leen défier loolu Sénégal yëpp a ngi may déglu man Mollah Morgun maa ne big baa ngi nii encre bee ngi nii bees tàq du jeex maa ngi nii xel maa ngi nii feu yaa ngi léegi sound bi sac maa dig lay tudd boo leen defeeree booy bu ma jóg seen kaw man je vous donne ma parole naa xam ba xam yéen am ngeen doole ba xam mun ngeen jàpp ku leen neex man maa leen défier man boo leen defeeree booy bi ma wàcc seen kaw big baa ngi nii feu baa ngi nii maa ngi dem sama yoon nag toog di leen xaar ba xam ngeen defeeroo ko ngeen xool wax leen ko procureur mu dig je vous interpelle partagez leen vidéo bi tagg leen lii nii lii may wax nii dig man Mollah Morgun maa ko wax dama ne ngeen libéré booy Julio Lapsoli c'est un artiste c'est un artisan des idées il a décrit il a peint la société sénégalaise sa vision par rapport au tarixa ak ni ko nit yi di defee ak di juger tarixa jàmbur di saaga seen ngëm-ngëm seen foi boo leen dégloo sound bi xam ne waxu fi dara lu garaaw boo leen koy libéré boo leen ko munul man Mollah Morgun je m'engage à faire un son boo xam ne dama leen yéen laay waxal direct dinaa leen interpeller dinaa leen saaga dinaa leen xas dinaa saaga seen procureur wax ak yéen ñëpp man maa ko wax man Mollah Morgun un homme averti en vaut deux man xaw ma ay naxasa xandang quoi bu dee guerre ngeen di wut ñu guerre ak yéen quoi bu dee da ngeen di dof lu ñu wan leen ñoo leen gën a feebar faale wuñ leen am mujj leen am benn ful la sax yéen da ngeen mujjee dem ñàkk fayda institution yëpp ngeen ñàkkal fayda institution yëpp ngeen wàcce kon nag xaw ma ban rapport mu engagé wu man dugaluma photo si Julio Lapsoli def ma ay affaire ay yon soutien man soutien sound laa koy def sound bu fekkee duul ngeen di jàppee nit man ma ne duul fuck you man damay duul damay wax duul ba pare ne fuck you yokku ci xam nga fuck you moo mun duul fuck you fokkoole yaa saa yoo yeewoo xam nga fuck you benn la wala duul man duul saa yoo yeewoo laa ci yokk duul saa yoo yeewoo xool bu dee moom duul rek leen la wax waxu leen sax duul mais maanaam exemple la bu dee moom duul la wax ngeen jàpp ko man dama naan duul saa yoo yeewoo ba ngay dee ba bañ lay suul duul man Mollah Morgun te maa ngi ñëw nag fii laa yam ak yéen kon sama gaay maa leen di nuyu di leen siyaar di leen màggal di leen ndamu di leen tiitaro ba leen mënee dagg loolu daal dagg leen ko partagé ko dagg leen ko comme moom dañoo dagg ay vidéo ak ay clipam mettre ko en mal pour critiquer ko dagg leen ma lii ngir yàlla maa leen ko ñaan daggal leen ba li ma wax nii këppati ko nu mu gën a gàttee partagé ko ba mu yegg procureur mu xam ne Mollah Morgun a ngi koy menacé
mu dik xam ni man Mollah Morgun maa ngi wax ak fas yéene ñoom wax ak ñoom si sagma dik xalaataguma ci dara léegi tey à partir de léegi ma commencé cee bind maa leen jox ultimatum fii ak semaine bi bu ñu libéré wul booy bi ma wàcc seen kaw ak saan bu saf sax ñu beatmaker yi ku am beatmaker bu ci saf am ay beat yu nga wóolu sànni ma ko ci inbox les beatmaker ku ci wóolu sa bopp musique bu nice bu neex bu saf yónnee ma ko titre bi sagma dig la dig bi dama koy bindee comme dig police bi division des investigations criminelles mais dig bi moom mooy jon mooy sullu sagma dig kaay màcc sama sullu quoi pour muy clair yow policier bi yow moomu yow procureur bi kaay nga màcc sama jon man ko booy bi da doon nëppatu di saw mais man dama koy génne quoi jaxaran jox leen ko ngeen màcc ko pour muy clair quoi pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant waaw ça c'est trop c'est trop yàpp ngeen nit yi trop ñàkk fayda li ngeen war a régler doo leen ko régler li ngeen war a lijjanti doo leen ko lijjanti li ngeen war a traquer doo leen traquer te di napp sénégalais yi ci jàpp pauvres yi toroxal leen ay real motherfuckers ngeen yéen nguur geeg institution yi ay real bullshit ngeen yéen yaa jox sama gars yi bëggee